Cheikh Mbodj, deuxième vice-président chargé de communication ci regroupement garage Touba Héliport bi président Idika jiite. waaw jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm ci bi ngeen ñëwee ànd ak ñun pour ñu fesal que ni mesure d'accompagnement yi ñu état jox pour yolomal na ñu dellu ci suñu liggéey ñu ngi koy jël. jël gi nag du ma ni matal nañ ko à 100% mais jàpp naa ni au moins matal nañ ko à 80% parce que am nañu ay paanu raxasu yoo xamante ni si day am ndox bi day am eau de javel ak savon ordinaire. am nañu aussi masque yi. am nañu li nga xamante ni si mooy agent yi nga xam ne ñoo ñu war a accompagner que ça soit pompier ou service d'hygiène ba ci infirmier. am nañu am tamit ay policiers yoo xamante ni si ñu ngi en permanence ci biir gare routière bi ñu ngi ci bunt bi ñu ngi contrôler li nga xamante ni si mooy sart yi dëppoog yi ñu war a def pour mën a doxal suñu liggéey. kon ñu ngi vraiment di lancer appel chauffeur si comme ni ñu leen waxoon woowoon nañ leen barki démb ci garage bi réunion. xamal leen ni leen Covid 19 bi kat jeexagu fi xaj na coono yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel moo tax ñu bàyyi ñu jéem a delluwaat pour wutiwaat loo xamante ni si mën nañ ko dunde waaye nag nañu bàyyi xel ni am na loo xam ni dafa impacté wu ci enseignant bi loolu itam ñun ñu ngi ñaan yàlla na fi yem mais bu mu doon loo xam ni day tasaaroowaat ñu naan ci ñun la jóge kon chauffeur bu nekk digal nañ la nga désinfecté sa oto raxas ko ak eau de javel fexe ba am benn gel hydraulique boo xam ni day nekk ak yow clients yi aussi existé nañ leen masque ñëpp ba nga xamante ni si tamit képp koo xam ni xool nañu gis ni ñëw nga muy catégorie oto bu mu mënti doon am nañu ay kii yuñ leen di jëlal yoo xamante ni si buñ xoolee seen ay filiation ci lépp ba ñu départ permettre tu leen tamit ñu mel ni ku nekk ci grand place wala ci marché dañ leen di tere wax ji permettre wuñu tamit oto bi di taxaw nga naan ma jël yóbbante fii wala ma jël yóbbante faa Touba nga jóge Mbour nga jëm wala Thiès nga jëm wala Dakar amatul fooy jàdd ci yoon bi wala fooy taxaw ñuy wàcc ak di def yu demee noonu yooyu yëpp dénk nañ ko chauffeur si. manifeste yi defe naa ñoo ngi ci mooy lii xaj na li ma wax ne am nañ manquement rek mooy thermoflash bi ñu war a jëlee température client bi te loolu defe naa président dina dem dès demain Dakar bëggoon nañ ko jënd mais dañu bëgg li nga xamante ni moom la état wax ni den nu ko jox ñu jëli ko mu doon thermoflash yoo xamante ni si yu wóor lay doon ndax loolu moo des ci kii bi rek muy observation test kii bi température bi mais noowu client bi ak adresse am ak téléphone am ak destination bi yëpp fi mu ne moom ñu ngi koy jël tey jii nga xamante ni si tàmbali nañu. ndax nemee ngeen fi benn client bu xaw a mel ni lu jagadi ak yu demee noonu nga tax ngeen mën a jël seen matuwaay. waaw loolu sànq si tableau biche dem naa fa maa ngi gis benn waay di laaj benn waay naan ko est-ce que yow dara dalu la donc kon lu mel ni lii nga wax la seetlu ci moom mais da ko ni dara dalu ma. vraiment gisuñu daal benn client boo xamante ni si am na problème. ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi takk masque gisuñu fi benn client boo xamante ni si takkul masque vraiment. client bu ñëw takkul masque nan ngeen di def. client bu ñëw takkul masque exceptionnellement ñun deeñu la wutal masque fii ndax ci proposition yi état defit ci liñ ñu war a jàppale wax nañ ni am nañ 200 000 masques yoo xamante ni si war nañ ko séddale groupement yi ñu ci saluer de passage ku mel ni Basirou Gaye mii ci sama ginnaaw lim fi indi tey pour jàppale ko président Idika defe naa ne ay masques la yoo xamante ni si war nañ ñu ko libérer loolu aussi ñu di ci jàppale clients yi nga xam ne exceptionnellement dinañ fi accès te yoruñu masque. ñetti téeméeri masque yoo xamante ni si daf ko indi defe naa ni mi ngi nii ci mbuus bi kii yor yi ñu ci génnee ma ŋàbb ko mi ngi nii ci sama loxo. ñu di ko ci remercier vraiment moom it ndax domp ci sot la bokk te vraiment mel na ni li may wax rek suñu secteur daal ku ko génne ci suñu développement réew li ngay manqué dina bari donc kon du secteur bu ñu war a caaxaane. feebar bi moom dañuy ñaan ci màggu yàlla ak mbaaxam parce que duñu ni duñu ko tasaare mais ñaanuñu ko yàlla tasaare bu fekkee mesures yi ñu santaane respecté ko rek mooy tax du tasaaroo mën nañ ni du tasaaroo waaye nag dañuy delloowaat suñu xel ci waxi suñu sang bi rek di Serigne Touba Cheikh Mountakha li mu wax ni mbas la mu yàlla wàcce ci àddina bi ñu jot ci suñu wàllu ñun Sénégal kon nañu am yar rek ak teggin te kenn bañ koo jiñ sa morom te ñu jël mesures yi nga xamante ni si moom lañ nu sax nit daal bu jógee tege ci aw yoon jóge ci dëkk dina dem ci dëkk ki nga xamante ni si daa jaar ci ñal nag kooku démb bi ñuy waxtaan ak chauffeur si posé nañ question ki yooru engagé wuñu ki nga xam ne daal daa départ ci gare routière bi vraiment moom la ñu mën a
engagé wu ci mesures barrières yi nga xamante ni si moom lañ ñu sant. ñuy saluer de passage suñu benn collègue bu ñuy liggéeyandool muy ndooy motariste ci suba maa ngi koy laaj ni ko jumaa ja ak dëkk bi nuñ def ci oto yu ndaw yi waaye dalal na ci sama xel nee na ma daal jàpp ma ni dinañu doxaat comme ni ñu doon doxee parce que defe naa ni état lim ci wax déggees na ko su fekkee appliqué nañ ko loolu dafiy jeex te Allo Dakar defe naa joxuñu ko fiche yi nga xam ni moom la ñu war a remplir te defe naa ni fi mu ne particulier boo xam ni da nga yeb ñeenti nit te doo autorité doo dara war nañoo xool ba xam yow fan nga jóge parce que daal suñu secteur aussi defe naa ni état lii nga xam ni tàmbali na ko muy yoon woo xamante ni yoon wu mën a indiwaat ordre la ci transport bi wala jóge ci informel bi ñëw ci formel loolu defe naa ni ci ñoom la des rek dama daan wax ni ginnaaw état bu ko neexee ñun ñëpp ñu tëdd bu ko neexee Allo Dakar jóge fi te Allo Dakar moom day yàq transport rek daf fi war a jóge. Effectivement comme ni nga ko waxee tey ñu ngi woon fii ci gare routière bu Touba ci bis bi nga xam ni ci lañ leen autorisé pour ñu ubbi pour war a mën a commencé waat seen liggéey ci seen secteur muy ci secteur transport yàlla dogal nag mu amoon ay mesures yoo xam ni dañ ko jëloon mu àndoon ak it li tax ñu libéré leen pour ñu mën a nekkaat ci seen trafic muy le port de masque di ay mesures d'accompagnement les gels et tout yàlla dogal nag biñ ci waxtaanee ak suñuy kilifa waxtaan ci ak comme ni nga ko waxee le ministre Alioune Sarr nga xam ni toujours moom il est au chevet des populations mu ni ñu woon lan ngeen xalaat ni moom ngeen bëgg pour ku leen ci jàppale ndax ñun it réew mi ñun ñëpp ko bokk solidarité gouvernementale dafa war a am du caaginu rek diw moo yor le secteur du transport kon kenn ku ci nekk fa nga nekk am nga sañ-sañu jàppale sa morom mooy baat bi nga wax léegi ni sot ci dompat ci sot la bokk mu joxoon ñu lu war a mat ñetti téeméeri masque pour ñu war ko indil la gare routière de Touba pour ñu accompagner leen loolu nag su ko mënee c'est grâce au gouvernement c'est grâce au président Moustapha Niasse mais également aussi c'est grâce au président de la République Macky Sall mi nga xam ni tey moom la yàlla dogal natt bi dal ci am réewam ñuy wax ni nag lii bu ñu leen libéraliser it comme ni ngeen ko waxee dafa am loo xam ni yéen seeni responsabilité la ndax le secteur du transport fait partie des secteurs phares pour le développement de notre Sénégal kon am na ci loo xam ni il faut que ngeen encadrante waxtaan te xam ni chauffeur métier bu noble la ndax le président de la République bu chauffeur amul du déplacé wu mais le khalife général bu chauffeur amul du mën a déplacé wu kon donc chauffeur doon na métier bu noble donc bëgguñu it ngeen accepter ay nit ñoo nga xam ne c'est des mal intentionnés ñëw di yàq seen secteur ba bu ëllëgee ñu jàpp ni yéen a mel noonu alors que chauffeurs yi nit ñu civilisé lañ ay nit ñu civilisé lañ bërki démb li fi xew ku ne gis na ko muy ay nit ñoo nga xam ni dañu woowee seen bopp ay transporteur wala woowee seen bopp ñoo xam dañu bokk ci secteur bi mais seen secteur dañ ko infiltré ñan ñoo ko infiltré c'est des mal intentionnés ndax doomi dëkk bi di doomi Touba ku ko xam ni xamut def lu bon ku ko xamuñu def lu ñaaw li ñu xam mooy dem daayira demi cant organiser wu dem liggéey bañ nañ ko ba heure pause fu mu jotee ak fu ñu mën di nekk yaa ngi gis ñu ngi séddoo ay dolli xasida wala ay dolli kaamil di wàcc ay kaamil ci dëkk bi noonu la doomi Touba mel ab dëkk nag bu raxee il faut ñu xam ni dafa rax ñu jël ci ay responsabilités. waaw ñaawlu nañ ko lool nag comme ni ko Serigne Mountakha naqarloo mais it ñu ngi ko ciy jéggalu bu baax di ko xamal ni rek Serigne Touba sax bisam bi mu gën a fonk muy màggalu Touba ñu baax da ciy ñëw saay si randalit dañ ciy ñëw kon nit mënoo maase am lu baax ba pare lépp doon lu jag. ku ne xam na ni Touba li fi xew barki démb mérito wuñ ko moo tax lii ñu ngi engagé wu nekk ci seen côté du ñu leen bàyyit danañu taxawit gën leen a jige ñu encadré fexe ba jàngoro ji yem fi mais it bu yokkit yàlla bu mu bokk ci seen secteur ndax le secteur du transport dafa sensible comme dafa sensible nag il faut que ñun ñëpp ñu joxonte loxo fexe xeex ko. gis nañu ni wax dëgg yàlla ñoom administration bi nga xam ne ñoom ñoo yor gare routière bi ñoom ñu ngi ci mesure yëpp. ndax gis nañu léegi oto yi nga xam ne dafa am ci benn dëkk bu ñu jugee woon seeni document ba mu amee na mu mel ñoom dañ ko daal di woote foofa pour ñu corriger ko loolu nag mooy solidarité bi am entre les gares routières fekk nañ fi vraiment en cas disposition boo xam ak dispositif boo xam ni wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xam ni war na mën a tax nag ñu tiit ci xanaa kañ di leen dolli ngeen góorgóorlu it ba bala fi oto génn nit balaa ñu naan Touba lu jugee wala dara ndax it Touba dafa weex donc oto bu amul assurance ñu jàpp ko mu naan Touba laa jóge wala oto bu amul visite technique ñu jàpp ko mu naan Touba laa jóge yooyu yëpp na ngeen ci jël ay matuwaay ngeen waxtaane ko ba kenn ku ci nekk bala ngaa départ ndax Touba est une ville exemplaire boo xam ni lu ñu ni fa la jógee rek nit ñi dañ koy daal di am nuñ ko téye te loolu it dañ koy daw
le commissaire Khadim Ndiaye bi nga xam ne moo nekk Pikine moom it am na ku ma booleeloon koo xam ne moom it defar na ñetti téeméeri masque pour ñu war leen ko indil ndax bi yaakaar naa bi Covid bi tàmbalee àndoon nañ fi ñëw mu indi fi woon ay gel ak ay eau de javel ak ay savon kooki doomi dëkk bi la nekk chef service départemental du commerce bu Pikine bi ma woowee démb yëg ni dama fiy ñëw nee na ma man de lépp loo xamante ni luy tax dëkk ba avancé la luy tax gare routière ba avancé ba jàngoro ji taxaw man danaa ca dugal sama loxo kon man it fa nga commandeel ma fa ba commandeel nañ ko ñetti téeméeri masque waa ji da ci nekkoon di ko liggéey mais incha allah feek suba incha allah ci suba da ngeen jotaat yeneen ñetti téeméeri masque yoo xam ne appui Khadim Ndiaye la nga xam ne kon lii le ministre en charge des transports aériens et du tourisme le ministre Alioune Sarr nekk responsable AFP moo ko joxe woon pour ñu indil leen ko Khadim Ndiaye defar na ñetti téeméeri masque moom it incha allah suba da ngeen ci jot bu soobee suñ borom. domp ci sot la bokk te vraiment ku la jox ndekki bu la nee di nga añ war nga koo gëm te kon liñ fi indi néewoo bari xeebuñu ko parce que ku la yëg rek moo lay defal lii donc kon li mu wax ne ñoom dinañ ñu tàllal loxo jàppale nu ba lépp loo xamante ni si luy xajamal la rek wala muy yàq suñu secteur bi du am kon loolu vraiment ñun amuñu seen fay yàlla mi nga xam ne daal moo am fay yàlla na leen fay ba ngeen am réussite ci li nga xam ni moom ngeen semb pour liggéey ko ci réew mi jërë ngeen jëf.